ba ginaar yi ñuy exporté du ñëw fii Sénégal ndax dañu investir ay milliards yu sakkan lu ëpp 200 milliards ci milieu boobu di wàllu agriculture kon faw ñu jéem a protéger suñu industrie yi nga xam ñoo nekk fii ci Sénégal lu am solo la. ñu wax itam ni bu fekkee dañuy aaye ginaar yi te aayewuñu cuisse yi itam bu fekkee njëgg yomb na lool te Sénégalais yi seen loxo jotul seen ginnaaw daanaka aay bi taxul mu am solo loolu itam mun na am jàngat mais li mat a bàyyi xel mooy. du ginaar yi nga xam ni dañu koy importer du loolu mooy musiba bi nga xam dëgg-dëgg sax mun na rey koom-koom gi mais musiba bi dëgg-dëgg mooy entreprise yi mag yi nga xam ni ñooy suul entreprise yu ndaw yi foofu la wax ji nekk. bu fekkee sédiment dafay nekk ba mu fi nekkee léegi yàgg na kenn umpulewul ki ko moom Babacar Ngom ni mu nekkee jàmbaar mais tey ci wàllu business dafa évoluer benn évolution boo xam ni. du ñu am yërmande ci ñu ndaw ñu leen féete suuf koo xam ni mun nga xëy produire ay junniy cuuc daanaka boo génnee li ngay produire mën nga jaay 90% yi ci benn bis. parce que da ngay am ay commande tey bu ma bëggee ginaaru sédiment damay dem passe benn commande fay xaalis ñu jox ma benn date boo xam ni ci la cuuj yi di génn ma dem jëli cuuj yi. ci cuuj yi ñu may jaay yu ñuy vacciné ak yu ñu dul vacciné ñu def triage xool cuuj yi baax am na yeneen i entreprise yoo xam ni dañu nekk ci wàllu volaille ñoom itam dañuy jaay ay ginaar waaw bu fekkee da ngay produire ay ginaar di ko jaay ay chef d'entreprise yu ndaw yoo xam ne ay poulailler la ñuy am junniy ginaar la ñuy dugal wala ñaari junniy ginaar la ñuy dugal wala maximum juróomi junniy ginaar la ñuy dugal yaa leen di jaay cuuc yaa leen di jaay vaccin yaa leen di jaay aliment ba noppi bëgg a nekk seen concurrent ci marché bi waa léegi sédiment ak ñeneen ñiy defar ay cuuc bu seen affaire doxee mel ni Prodas ak Gelaxmi bu fekkee seen affaire dafa dox te ñoom cuuj yi ñuy génne mënuñoo yor lépp dañu koy jaay ñeneen muy ñu am entreprise yu ndaw yi muy borom poulailler yi léegi bu fekkee dañu génne cuuj yooyu jaay ko borom poulailler yi ba noppi di leen concurrencer ci marché bi génne ay ginaaru teral ak yu mel ni teral teg ko ci marché bi di ko jaay njëgu gën a yomb di leen wan ni ginaar yi ñuy jaay moo ëpp qualité parce que dañ ko defar ba mu set dañu respecter norme hygiène yi nga xam ne moom la ñu wax ba noppi am lu ñu fayee campagne de communication waaw léegi ki jënd juróomi junniy ginaar jëndi aliment élevé leen ci marché bi di ci xaar benn 3 millions wala benn 2 millions moom fan lay jaayee ay ginaaram kon bu fekkee nguur gi dañ koy attaquer chaque jour ci bañ mu defal Bakar Fego étranger yi mu bañ a jël étranger yi teg leen ci kaw waaye entreprise yi mag yi nekk fii ci Sénégal itam amuñu yërmande ci entreprise yi ndaw yi leen féete suuf itam yëf yi du dox marché ginaar bi dafa yàqu jamono ji amatul kenn koo xam ni yaa ngi jaay ginaar di ci génn ñëpp dañoo perte poulailler yëpp tëj nañu boole ci beneen conséquence bu ci yokku si waat di Auchan mi ñëw ak feemi boppam kon sédiment Gelaxmi Prodas ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp dañuy yëngatu ci wàllu poussin nañu xool concurrence bi nga xam ni dafa delluwaayal te ñu nekk ci di suul borom entreprise yi ndaw yi nga xam ni ay 5000 poussins la ñuy jënd 3000 wala 1000 am na ñoo xam ne sax njëgu 500 la ñu am et pourtant loolu la ñu yaakaar pour dund et pourtant loolu la ñu yaakaar pour dooleel seen entreprise. donc ñoom ñi nga xam ne dañu leen a dooleel saa bu ñuy xeex benn affaire di ko sàkku ci nguur gi ñu jàppale leen ci ñoom itam nañ ñu jàppale ñi nga xam dañu am entreprise yu ndaw ba nga xam ni duñu ñu loray boo xamante ni bii ñun ak yéen yi doon ay yarkatu cuuj doo leen loru mais tey sociétés yi mag yi ñu ngi ñuy jaay cuuj waaye ñooy tax ñun duñu mën a jaay suñuy cuuj ñoo ñuy jaay aliment waaye ñooy tax ñun saa bu ñu matlee ginaar dañuy perte parce que dañu accaparer marché bi di ko xëccoo ak ñun ñoom ñoo am lu ñu fayee campagne de communication di def publicité ci rajo yi ak télé yi di jënd ay panneaux publicitaires di jënd ay inserts ci journaux yi ñoo accaparer site internet yi waaw ki am junni ginaar war ci dund alimenter ko jaay ko am ci dara bëgg a yokk entreprise am waaw kooku fu muy amee lu mu fayee campagne de communication amu ko kooku fan lay écouler ginaar yi mu yar ba noppi day perte
bu fekkee mënu koo jaay nan la koy utiliser amul fu mu ko conserver muy jafe-jafe beneen boo xam ne bu ñu waxee nguur gi ba ginnaaw bu ñuy importer dugg fi ñoom itam di entreprise yu mag yi muy Sedima Gelaxmi Prodas ak ñeneen ñu mel ni ñoom na nguur gi wax ak ñoom nañuy produire ay cuuc ak aliment di jaay bàyyi ñiy élever ñiy commercialiser di commercialiser waaye am nga doole yor nga entreprise yaay toj sa nenu ginaar yaay jaay say cuuc yaa koy alimenter te jaay aliment yaa koy defar yaay jaay yaay accaparer marché bi yaay concurrence ñu ndaw ñi loolu lu ñu war a jubbanti la teguwul fenn tey ñu ngi fi bëgg indi ay KFC ak yeneen pour ginaar yi non seulement dañuy concurrence nit ñi ci marché bi mais même ci côté restauration dañu fi implanter beneen implantation boo xamante ni bii lépp seen njëriñal bopp la certes développement la yokkute la avancement la ci yenn structure wala yenn jëfandiku yoo xam ne xëy na Sénégal amu ko woon bu amee fii Sénégal mais ci ban cadre lay teggee ñun ñi yor ay élevage yu ndaw ñoom ñoo ñuy jaay cuuc ñoom ñoo ñuy jaay aliment ñoom ñoo ñuy jaay ay vaccin ñoom ñoo ñuy defal formation war ñu encadré bu ñu demee ba matal war a jaay ñoom ñoo ñuy concurrencer ci marché bi waaw mais loolu ba kañ encore une fois ñu ngi interpeller gouvernement bu Sénégal mu recadré waat ñii di jaay ay cuuc muy Prodas muy Gelaxmi muy Sedima muy NMA muy képp koo xam ne xëy na yaa ngi defar ay cuuc wala ngay defar ay aliments ba nopp di jaay ginaar bëgg a nekk suñu concurrent ci marché bi loolu xel mënu koo nangu loolu dañuy jàppandalal entreprise yu mag yi ñuy lekk entreprise yu ndaw yi dañuy jàppandalal entreprise yu mag yi ñoom ñooy anticiper deewu entreprise yu ndaw yi te loolu jaaduwul gouvernement bu Sénégal waru koo seetaan waru koo nangu bu ñu defal kenn faveur boobu ngay rey